Maodo Faye. Alassane Wade moo nekk ci xarala gi ñu dem ba diwaanu Casamance fële ca Mbissine nga xam ne wax nañu ne oto bu armée bi dafa jóge woon ci benn mine am na ñaari soldats yu ci faatu woon ak ñeneen ci am ay gaañu fi mu toll nii ni ko waa DIRPA waxee waaye nag armée bi dafa mel ne ñi ngi raxas béréb yooyu le ba tax na daal dégg nañ fa sax ay bal yu diis ci wàllu fetal Ignace Ndeye. jamono yëpp ñu ngi doon jot ne suñu moytuwul fitna bi dina yeewaat ca boor yooyu waaye nag ak faatu ñaari soldat l'armée démb ca Kalaate ndell ca Mbissine Diagne loolu gën naa baral yeewu fitna bi ca boor yooyu ba tax na waxtu yu ñu génn ca boor yooyu ñu ngi dégg tell wàllu gànnaay yi ñu jàpp ni sax jamono yëpp armée ci mission de sécurisation mu ngi gunge ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan bi fekkoon baax foofu jóge woon ci seen village yi ni mel bëgg a delluwaat foofu waaye nag processus dellu ñii di askan boobu yenn ci ñu yore seen ay gànnaay di ay bandes armées bëgg a taxaw temm ne loolu du fi am ba tax ne sax ay ndell la ñuy nemmeeku ca boor yooyu armée di ci daal di tëb am ci ñi nga xamante ni dañ ci am ay gaañu ñenn ñi ñoom daal di ci faatu suñu jàppee ni gox yooyu village yu ñu bandone yooyu nekk na ay village yi nga xamante ni yu naat la ci wàllu mbéy ak i produits agricoles bande armée yi ñoom dañ cee bëgg a tegloo ko jàpp ni kenn du fa ñëw waaye nag askan bi nga xamante ni ñoo fekk baax foofu te jóge woon foofu ngir fitna bi tey jii jàpp ni dañoo sonn lool te dañoo bëgg a dellu si ci seen dëkk yooyu ngir exploiter li nga xamante ni moom mooy seen richesse naam sax ñenn ñu yore seen gànnaay bandes armées bëgg a nasaxal loolu waaye armée bi mu ngi taxaw temb gunge askan bi fekk baax foofu ngir ñu delluwaat foofu amal seen yëngu-yëngu yi ñu jëriñoo ci li nga xamante ni moom mooy seen tool yooyu suñ ci yokkee tamit wàllu daggum bant bi nga xamante ni jaarul yoon te l'armée bi taxaw ci temb bu ko daqal loolu indi na tamit ay jafe-jafe ñu jàpp ni loolu yëpp bokk na ci liy waral fitna bi yeewaat ci boor yooyu te fitna bi suñu moytuwul dina nasaxal gàllankoor bu baax dal bi nga xamante ni diwaan bi mu ngi koy am jamono yëpp. Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax fii nu toll nii fële ca Saare Konko wax nañu ne ak itam fii ñuy wax Sinthiou Lima ak Sinthiou Mansali wax nañu ne foofu ca Kolda la nekk day taw yu méttee fa jaar waaye yàq na fa lu bare bari nag maire ba lii di Ousmane Mballo am lu mu waxtaan ak Ndeye Marème Ndiaye. Saare Konko ak Touba Lima ak Saare Mansali barke démb ci guddi bi amoon na foofu taw ak ngelaw bu bari. yàq bi bari na foofu bâtiment yi yëpp daanu na presque population bu fa nekk amul fu mu nekk mais boo fa demee wax naa leen ñoom ñu dem fanaan ci école bi mais xam nga école mënu contenir population parce que école bi bariwul noonu ay classe léegi nag depuis boobu nag kenn demul autorité à part man lii nag yaakaar naa mbir gouvernement Sénégal du mbiru commune seulement donc ñaan naa que ça soit ONG yi ak des bonnes volontés ku yore ay bâche ku mun a dimbal gars yi pour mun a continuer fu ñu fanaan vraiment ñu dimbal ñu loolu la ñu doon di ñaan. tey kon yaa ngeen di woote wallu jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite. ah oui parce que même li ñu am woon ci kii bi ci konni bi dund lu ñu amoon foofu yëpp yàq nañu nekk na ci taw bi bee mu yàqu léegi dund boobu kenn mënu ko lekk parce que vraiment yàq na donc dañu ñaan vraiment dimbal ku mun a dimbal rek. que ça soit opinion publique opinion internationale que ça soit les hommes politiques tout le monde dañu leen di ñaan vraiment ñu dimbal ñu. li aju yooyu tamit ci campagne bi ci wàllu gerte gi li ci fay jot a teew day xëy na teew nekk téeméer bu nekk juróom-benn fukki jàpp juróom-ñaar fukki yi ak juróom li ci des nag xëy na dana ci am loolu des na ko war a mën a ñi ci nekk war ko mën a daal di saafara matal ko des na nag njaw desandi noo xam bi ndax am na béréb yoo xam ni ba léegi fi mu toll nii li fa war a yegg ci wàllu jiwu yeggagu fa Sidiba bu sincère waxtaan ci ak El Hadj Malick Ndiaye. bon comme ni nga ko waxee woon ba effectivement nawet bi tàmbali na waaye nag li ñu war a indi ci biir àll bi da tey des na su ma jëlee misaal ci gerte rek la ñu commencé indi gerte gi nag liñ ci indi itam ba tey des na loo xam ne lii di nga dem seen commission yoo xam ne mat nañu di nga dem seen commission yoo xam ne mat na wuñu dara wala am na ñoo xam ne itam gerte gi ñu fi indi baaxul tax ñu ni opérateur bi ne dem indi waat yeneen gerte loolu itam gerte liñ ci jot a gis te itam xeetu jiw yu mel ni mboq wala yu demee ni bëti yu demee ni sésame yu demee ni foño gisaguñ ko et que ceeb itam am loolu bërëb yoo xam ne jot nañ ko te itam mot na pour wan ni daal nit ñi daal nawet gi naam tàmbali na commencé na taw et que nit ñaa ngi xaar ba tey yenn opérateurs yi jëloon engagement ngir indi gerte bu baax ci biir commission yi ñu jox ko comme ni ko ministère bi waxoon suñ ko indiwul te date jusqu'au 31 mai ba 31 mai dañ leen di soppi indi remplacer leen par ñeneen
et que yaakaar naa ni jot nañu xoolaat façon boobu ñu indi ay nit ñoo xam ni gerte googu ñu wax am nañ ko ñu indi ko ngir ñu mën a dugg ci nawet bi loolu itam ñu ngi koy dund et que engrais yi itam ba tey bërëb yu bëri engrais bi ñëw fa engrais bi itam war naa di ànd ak gerte gi et que ñu jàpp ni ren at ñu doy war la parce que daanaka Covid bi xawoon nañu laal et que ñu ngi doon ñaan sax ñu wàññi njëg li ñu koy jaayee mais ba tey njëg li ñu koy jaayee li ñu ko doon jaayee daaw ak daawaati jéeg rek moom la ñu ko jaayee et que loolu itam doon na loo xam ne lii yot nañ si doon ni ci mënoon nañ ci def ab jàppandal daal. est-ce que yan localité la yëf yi gën a laal ci. bon ci li ñu yaakaar ci li ñu gis localité yi ñu gën a laal moo di tàmbali nañu mise en place zone sud ak un peu zone centre nag daanaka moom lay gën di faratal yi jokkaloo mais xam naa ne zone centre li des bëri na. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. jërëjëf ci wàllu Covid 19 bi tey jii juróom-benn nit yu faatu ci benn bis fii ci biir Sénégal bilan bi toll na maanaam ba ñu xaymaa toll na ci juróom-ñaar fukki nit yoo xam ni faatu nañu ñaar fukk yi ak ñaar nag ñoom am na ci yooyu daal ñu ngi ci Sowétas fii ni toll nii tey nag juróom-ñaar fukk ak ñeent yoo xam ni yii wax nañu daal gàddu nañu doomu jàngoro bi fukk yi nag moom ak wàllante la diggante Ndakaaru Njaaréem ba Touba docteur Aliou Waly Diouf lii la wax ñu déglu ko. ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent test yi ñu def. juróom-ñaar fukk ak ñeent ñoo ci positif juróom benn fukk ak ñeent ay cas contact lañu ñu am fukki cas communautaire ñaar ci Point E benn ci Grand Yoff benn ci Yëmbal benn ci Rufisque benn ci Diourbel ak ñeent ci Touba téeméer ak benn malade ci ñi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñaar ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service su réanimation ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan juróom benn malade ñàkk nañ seen bakkan ci lundi muy démb altine 15 juin 2020 ci bésu tey dalee ko ci cas bi nga xam ne moom lañ njëkk a am Sénégal wàññi nañu juróomi junni ak ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñaari cas yu positif ñetti junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom wër nañu ci juróom ñaar fukk ñàkk ci seen bakkan mu des junni ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak benn ci suñu hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu sàmmanteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe bés bu nekk. juróom benn ñu faatu ci benn bis day jaaxal nañu baree bari fi mu toll nii yëf yi mu ngi gën a tal askan wi itam ne daal nag war nañoo nag gën a mën a aaru gën a mën a fegu itam ci tawat ji am na nag jàngat bu ci kii di Aïssatou Gueye ba def ñu di. mbas mi ngi gën a wéy di law fii ci Sénégal ci benn bés ñu daal say enregistré nag juróom benn nit ñi nga xamante ne ñaar seen bakkan ci mbas mi 74 nit ñi nga xamante ne daal nañ ko am tey ji ak 22 cas grave ay chiffres yoo xamante ne daanaka tiital na rek nit ñi amaana sax ñi ngi jug di dox seeni soxla chaque jour waaye boo xoolee seen xar kanam yi gis ci tiitange. tiit naa kay dama ne li ministère de la santé santé nañu appliqué loolu distanciation bi nañ ko appliqué masque yi nañ ko def tey di boole di raxas suñuy loxo yi c'est important loolu rek la loolu moo ñuy aar ci feebar da ngay dox ak nit ñi da ngay tas ak nit ñi doo xam ndax kii am na feebar wala amu ko li jar na tiitaange soxna si li kay pandémie bi moom dañ ñaan yàlla rek mu yem fi quoi waaw surtout waa Dakar ñii waa Dakar problème bi yëpp fii la régions yi amuñu problème de mais fii le problème se réside ici à Dakar. mu am ay dogal yu bëri yi ñi di autorités yi jël kii nag di Pape di wax rek ne communication bi dafa xaw a rek sooxe. amuñu ñu naan seen xel feebar bi am na di ko laam-laamee. man suma gis-gis suma xalaat bu gàtt ñu baal ma si manque de communication la nguur gi ni mu waroon communiquer départ foofu la ratee. waaw si naka mooy nit boo koy communiquer dara bu ko ragalloo bu yàggee rek bu gisul rek danaan amul parce que dafa jël ay mesures sévères ñu jël ko bàyyi ko jox ko lépp jox ko assemblée nationale jox ko lépp muy buum di buur bi kon bu dee ba mu yàggaat mu retiré waat
boobaa dañ naan amul. ay mesures yu bëri la kii di nguurub Sénégal jël ngir rek dakkal lawu mbas mi di Covid 19 waaye ba tey mi ngi gën a law fii ci Sénégal loolee nag tax ñii ñu dajal di wax rek ne faaw ku nekk dugal ci loxoom ngir rek mu mën a sotti. dañuy ñaan rek nguur gi mu gën a yokk jéego. Sénégal yi tamit ñu bàyyi xel ci feebar bi te xam ne feebar bi am na du caaxaan. am na du caaxaan moom wopp joojule union départementale bi délégué yi nekk tamit ci quartier Pikine wax rek dina daal njiitu réew mi kat am na lu mu leen diggoon luy tolloog fukki hectare ngir daal ñu mën cee def ay armeel jullit yi ak chrétiens yi tamit ci forêt classée ba nekk fële ca Mbaaw ni ko délégué yi waxee foofule daal ñoom nag daal ñu ngi doon janloog taskatu xabaar yi bëgg na tamit daal looloot am daal ba ñoom nag foofu daañu fa mën a denc nag néew yi El Hadji Mamadou Wade mu yoroon seen kaddu ci union départementale bu am na lu mu waxtaan ñu déglu ko. di wax ak réew mi di waxtaan ak suñu kilifa son excellence monsieur le président de la république du Sénégal Macky Sall ci mbir mi nga xam ne dafa xew ci Pikine ndax ku nekk xam nga ne armeeli Pikine yi fees na feesaay goo xam ne ëpp na benn bàmmeel boo xam ne dañ ciy def ay juróomi nit ay juróom-benn nit te loolu dal commune bu Pikine muy armeel nationale yi moo dal yeneen communes yi comme la commune de Mbao dal commune u Thiaroye Gare dal commune u Diamaguène Sicap Mbao dal commune u Pikine dal commune u Malika dal commune u Yeumbeul Sud dal commune u Yeumbeul Nord kon moo dal commune moo dal département bi yëpp kon su monsieur Abdoulaye Timbo maire de la ville di ci waxtaan ak président de la république xam ne lii kat lu population Pikine bëgg la comme ni ñu bëggee jàkka comme ni ñu bëggee kër comme ni ñu bëggee CM comme ni ñu bëggee stade comme ni ñu bëggee leneen noonu la ñu bëggee ay armeel parce que kenn ku nekk bëgg nga sooy dund ci sa kër ci teddange soo deeyee tamit ñu suul la foo xam ne teddange lay doon kon su président de la république ci volonté am nga xam ne population am lay déglu ba war ñoo jox ci biir forêt bu Mbaaw 780 hectares yoo xam ne mu ngi nekk ci biir forêt bu Mbaaw président de la république dindi ci 10 hectares pour affecter que population bu Pikine dama wax ne loolu jaadu na defe naa ne loolu rafet na kon ñun dañuy wax ak président de la république ñun délégué des quartiers yi nga xam ne ñoo ëmb 16 communes yi nekk 703 population bi ci quartiers yi lañ dëkk bés bu set nit ñaa ngi dee ñuy dem di suuli suñu ko yëgee ak suñu ko yëgul kon bëgg nañu ay armeel yoo xam ne bu ñu génne àddina foofu lañ ñuy denc loolu nag am na ci armeel yi catholique même armeel yi musulman yi am fii ci biir forêt bu Mbaaw président dig ñu ko nangul ko le maire affecté ñu 10 hectares ñu ngi koy encouragé di encouragé tamit mboolem ministre yi nga xam ne ñoo ci jàpp ba président mën ñu affecté hectares yooyu ci biir forêt bi ndax kat defuñu ko ay kër ñi koy toppatoo du ñoom seen bopp lañ koy toppatool mais population bu Pikine lañ koy toppatool mooy que ñu jox ñu 10 hectares yi nga xam ne moom la ñu am ci biir forêt bu Mbaaw pour que ñu mën ko def ay cimetières musulmans et chrétiens def ci mosquée def ci morgue def ci parking boo xamante ni ci la ñuy gaare président ñu ngi lay encouragé ci décret bii nga def ko lépp lu ñu mas a jàmbat ci biir Pikine yow président de la république def nga ci satisfaction bu mat sëkk. def nga ci ay mbégte loolu la mbokk moom rotale ay kàddoom lu tolloog atum yàllaa ngi nii ëpp na ñoom liggéeykat yi ñaal ñu ne mbir mi tar na ci ñoom di liggéeykat yi nekkoon ci béréb bii nga nekk sax ci béréb bi nga xam ne moo di Africa 7 daal day taskatu xabaar ne weer yëpp daal ñoom seen i dañu nekk ci ay jafe-jafe yu doy waar daal ak seen i mbir daal ba liggéeykat yi sax demoon nañ sax tribunal du travail daal ngir xool seen i mbir nu ci yoon di mën a yàbbi boîte bi wax nañu ne ñoom sax ñoo wax ne lu toll fukki millions yoo xam ne joxoon na leen ko ci aide bi jëm ci wàllu presse bi waaye nag daal mel na ne ba léegi rek mbir mi dafa desandi ñi kiñ ciy joxe nag di directeur ba ne daal seen i payoor war nañ caa jot Thierno Ka moo yor woon kaddu mbootaay googule di liggéeykat nekk ci Africa 7 jokkoo ci ak Mame Diarra Da Silva. situation bi nga xamante ne moo nekk waxtu bi tembe ci Africa 7 situation bu jafe la bu métti la ci ñi nga xam ñoo fay liggéeyee at ak lu topp ci ñenn ñi direction bi fayul li nga xamante ne mooy salaire yi bu fekkee da nga toog at fayuñu la ko ci ay jafe-jafe yu métti la ngay nekk loolu nag waxtu bi tembe moom la ñi nga xamante ne waa Africa 7 yi dund psychologiquement jafe-jafe la ñu koy dundee ñoo xam ne sax daanaka mën nañ wax ne seen kër yi commencé nañ di yëngatu muy mbir moo xamante ne mu doy waar la bu ñuy dund ci biir kër yi loolu nag moo tax ba léegi kenn mënatul téye ci boppam parce que man essayé woon naa di leen jéem a calmer sax di wax ne xaj na waa ji dafa amul waaye bu amee dina fay mais mu nekk nii jafe-jafe yi àgg na da tel que mënatul téye kenn waa direction bi nag ginnaaw ñun buñ leen waxtaanee ci njëkk ak teranga pour wax leen directeur général Alioune Ndiaye que ni c'est le moment que mu wax ñu mu kañ dañuy mën a fay moom li ñu xamal moo di ne mënul wax
kañ la ñu mën a fay loolu nag personnel bi d'accord ci woon parce que mënoo liggéeyloo pendant tout ce temps askan bi ba pare amoo loo leen wax lu dul xawma ak fan la ci loolu lañu ko yóbbu fi nga xamante ni mooy inspection du travail tribunal du travail instant yi foofu la ñu tolloogum li nga xamante ni moo ci jaaxal liggéeykat yi mooy bi nga xamee ne Africa 7 jot na aide à la presse bi 10 millions yaakaar na nag xanaa c'est le moment que au moins mu ne nag ñii comme depuis 1 an et quelques ñi ngi ci boîte bi musuma leen fay c'est le moment nag ma delloo leen jukkal ci mbir mi mais defee ko et que niñ ko doxalee kenn ci personnel bi ànd ci loolu sax mën naa wax ne bokk na ci li nga xamante moo tax ñi doon muñ ñëpp wane na ñoom mënatuñu muñ parce que waa ji fu mu jëm ak ñun xamuñu ko comme mbir mi léegi tegu na ci li nga xamante ne mooy yor maanaam justice dinañu ut li nga xamante ne moo di avocat et que képp koo xamante avocat la bu mu mën a jàppale aussi ñu ngi koy woo mu ñëw jàppale ñu yaakaar na ne waa ji ñàkk a am moo tax fayul mais li ñu seetlu mooy 10 millions yi nga xam moom la jotee ci aide à la presse bi nangul cee joxe li nga xamante mooy personnel bi. directeur bi nag indi na ay tontu di Alioune Ndiaye ne daal fii nu toll nii dëgg la am na ay jafe-jafe yu nuy jànkonteel di ci crise wàllu koppar ak yu demee noonu waaye nag nee na la liggéeykat yi xaar te xam ne daañu jël matuwaay yëpp ba loolu ñu rotal ci saafara Alioune Ndiaye ci téléphone moom Diarra Da Silva. ba dama ne am na ñoo xam ne dañoo exagéré parce que su fekkee ne journaliste yi la métti na ma man waxuma sax chef d'entreprise mais li ma njëkk a métti mooy gis samay rak yu war a fay location gis samay rak yu liggéey ba weer dee ñu war leen a fay te fayuñu leen métti na ci situation yi ñu nekk mais xëy na li tax ñenn ci ñoom jotuñu seeni salaire moo di ni li dal tey Africa 7 mooy li dal à peu près beaucoup d'organes de presse moo di toll ci ay diggante yi nag mooy tax projet bi ma porté te gënu ma leen ko woon a gëm ñoom ñëpp ils avaient pris à ce projet à un moment mais li indi problème bi mooy dañu defee ni enveloppe yi ñu jël jàmmale ko ci li nga xam ne moom moo di nguur gi li mu doon dimbalee presse bi ñoom liñ jëmoon mooy dañoo waroon a ñëw taxaw séddoo ko te di laa moo indi xëy na wuute gi waaye nag salaire bi moom man wala keneen ak ku mënti doon en tout cas man personnellement fépp fu ñu mën mësa toll bu doon au-delà de Africa 7 maanaam dafa nekk bor boo xam ne sax du contrat liggéey mais contrat moral la d'accord mais di ngeen fay salaire yi mais mënoo wax kañ xam nga li tax moo wax kañ mooy damaa jiite di gor ñuy ay gor ñuy samay rak su ma ne leen par exemple dinaa leen ko fay suba jot te fekk ne pexe yi ni jël pour fay leen tekkiwul dana gën a ñaaw ndax dañu ñëw ne ma waxoo dëgg li ma mën te ñu mënuñu koo dégg mooy Africa 7 dama ko jël fekk muy société boo xamante ni def na turam ba pare ma jël ko muy société bu am espoir ma jël ko muy société boo xam ne bii dafa nekk ci sorte de crise parce que sama problème moo doon génne borom yi mu am démb ak tey ba pare redresser une société redressement boobu nag fekk na leen ñoom tam ñu nekk ci ay jafe-jafe espoir boobu ma am moom laay porte de keroog ma ciy génn ñoom ñëpp ñu delluwaat ci jàmm dellu si waat ci liggéey toog na la danaa la fay suba nag moom day nekk wax ji ndax suba yàlla rek moo ko moom. Sud FM ganu bés bi. Sidika bu CNCR jokkoog El Hadj Malick Ndiaye ci wàllu wàccaayu nawet bi. ñu ngi ak Sidi Ba ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Malick Ndiaye. yow nag yaa yor communication ci CNCR nekk tamit ci wàllu yëngatu ci wàllu gerte gi waaw gis nañu fi mu toll nii nag nawet bi ubbi na ci kaw yu bëree bëri daal dina fay taw ndax mise en place bi ci wàllu intrant yëpp yemb na ci gox yi. bon comme ni nga ko waxee woon ba effectivement nawet bi tàmbali na waaye nag li ñu war a indi ci biir àll bi da tey des na. su ma jëlee misaal ci gerte rek la ñu commencé indi gerte gi nag liñ ci indi itam ba tey des na loo xam ne lii di nga dem seen commission yoo xam ne mat nañu di nga dem seen commission yoo xam ne mat na wuñu dara wala am na ñoo xam ne itam gerte gi fi indi baaxul tam ñu ni opérateur bii ne dem indi waat yeneen gerte loolu itam gerte liñ ci jot a gis te itam xeetu jiw yu mel ni mboq wala yu demee ni bëti yu demee ni sésame yu demee ni foño gisaguñ ko et que ceeb itam am loolu bërëb yoo xam ne jot nañ ko te itam mot na pour wan ni daal nit ñi daal nawet gi naam tàmbali na commencé na taw et que nit ñaa ngi xaar ba tey yenn opérateurs yi jëloon engagement ngir indi gerte bu baax biir commission yi ñu jox ko comme ni ko ministère bi waxoon suñ ko indiwul te date jusqu'au 31 mai ba 31 mai dañ leen di soppi indi remplacer leen par ñeneen et que yaakaar naa ni jot nañu xoolaat façon boobu ñu indi ay nit ñoo xam ni gerte googu ñoo xam nañ ko ñu indi ko ngir ñu mën a dugg ci nawet bi loolu itam ñu ngi ko dund et que engrais yi itam ba tey bërëb yu bëri engrais bi ñëw fa engrais bi itam war naa di ànd ak gerte gi et que ñu jàpp ni ren at doy war la parce que daanaka Covid bi xawoon nañu laal et que ñu ngi doon ñaan sax ñu wàññi njëg ñi ñu koy jaayee mais ba tey njëg ñi ñu koy jaayee li ñu ko doon jaayee daaw ak daawaati jéeg rek moom la ñu ko jaayee et loolu itam doon na loo xam ne lii yot nañ si doon ni
et puis mënoon nañ ci def ab jàppandal daal. mais est-ce que yan localité la yëf yi gën a laal ci. bon ci li ñu yaakaar ci li ñu gis localité yi ñu gën a laal moo di tàmbali nañu mise en place zone sud ak un peu zone centre nag daanaka moom lay gën di faratal yi jokkaloo mais xam naa ne zone centre li des bëri na xam naa ne zone Louga itam ba tey liggéey bi xaw na faa dese di parce que dañuy ne foofu mooy mujj taw et que comme que gerte itam balaa ñu koy ji dañ koy xolli xëy na moo tax ñu jiital gerte yi et que gerte gi même gerte gi ñu jiital itam ba tey des na parce que am na ñoo xam ne ba tey mottali wuñu li ñu doon yóbbu ci commission yi pour nu mun koo joxe et nu ñaan nguur gi nu ñaan ministère na bàyyi xel bu baax a baax ci ñi muy tànn ngir nu yóbbu yëf yi fu ñu ne parce que ne woon nañu am nañ 70,000 tonnes de semences certifiées bu dee am nga gerte boo xam ne yaakaar ngeen ni baax ne mu ngi disponible kay te wax nga ko nguur gi wax nga ko ci rajo wax nga ko ci télé yi mais yàqayti mu laa ne kay yóbbu ko fi nga ko war a jaayee fi la war a sant pour nga jaay ko warul am problème mais tey gis nañu jafeñ ak tolof yu bëri yi ñu am ngir compléter gap bi ñu am na bërëb boo xam ne war nañ ko yóbbu 168 tonnes 168 tonnes yi 61 tonnes rek lañ ko yóbbu ana 100 tonnes yi ana waa ji jëloon engagement indi fa 100 tonnes yi fan la gerteem ne fan la koy jëlee loolu yëpp daan na ay mbir yoo xam ne ñu ngi ko dund ci àll bi kon nag nañ seetaat bu baax ñi ñuy tànn ngir yóbbu ngir ne muy opérateur muy organisation paysanne ne am na li ñu déclaré am nañ ko ngir jox ko béykat war nañ dem di vérifier seet ndax effectivement loolu am na wala amul bu amul ñu wax leen ñu tànn ñoo xam ne ñi am nañ te mun nañ ñu jox leen yëf yi ndax béykat yi mun a gis seen bopp ci liggéey bi nguur gi di def ci àll bi. gis nañu dem beeg dikk bi amaat na ci yeneen région maanaam transport interurbain bi dooraat na ndax saisonniers yi ñoom rejoindre nañ seen poste yi. waaw béykat yi alhamdulilah rabbil alamin bu ñu frontières yi bu ñu ubbee astafurlah bu ñu ubbee dem ak dikk bi béykat yi bëri ñibbi nañu seen dëkk ñu war a ñu am yéene nawet ñu am yéene béy ñu bëri ñibbi nañ seen dëkk ñu amul yéene béy nag ñu ngi des Dakar wala des Mbour mais ñu fas yéene dugg ci àll bi dugg ci tool yi moom ñoom ñibbi si nañu moom. et que léegi itam ñu ngi ci sant nguur gi parce que bu ko defutoon itam coono ak jafe-jafe ñu métti lañ nar a am léegi nag ñun ñi ñibbi seen dëkk yi et que ñu ngi tàmbali liggéey bi et que ñu ngi ci tool yi. léegi yan recommandation ngeen di def pour campagne bu baax. recommandation yi may def pour campagne bu baax daal moo di suñu demee bay tànn ay nit ñoo xam ne jàpp nañu war nañu jàppale nguur gi ci semence nañu leen xoolaat teg leen bu baax a baax. am na ñoo xam ne dañuy déclaré am nañ ci amuñu wala suñu amee itam du gerte gu baax wala du gerte goo xam ne it war na ko béykat war na ko jëfandikoo nañ leen xoolaat teg ci itam xeetu li meññal suuf si wala lu koy baaxal ñu teel ko indi yu mel ni engrais yi wala yu mel ni yenn yoo xam ne njartu nañu suñ ko dugalee suñ ko joxee dinañ ci mën a liggéey ñu indil ko ci njëg lu yemb njëg lu baax parce que ñu jàpp ne leen itam ni Covid bi laalee yeneen secteurs yi noonu la laalee béykat yi poosu béykat yëpp a gën jiw yi ñoo ngi doon ñaan pour ñu wàññilu ko naam wàññiluñu ko waaye na doon jiw bu baax nañu doon jiw bu baax matériel bi itam nee nañu am na matériel bu bëri loo xam ne dañ ko jagleel jigéen yi ak xale yi nañ ko indi ñu xam fu mu ne parce que ñun CNCR am nañu ay xale yoo xam ne ñu ngi suñu biir collège yi ñu ngi suñu biir fédération yi nañ fexe loolu ñu xam ko ñu xam yan matuwaay ak yan matuwaay la ñu war a jël ngir ñu mun ko am parce que ay gone lañu ñu ngi ci biir dëkk bi di liggéey ak seen bàyyi ci biir tool yi ñoom it yeeyoon nañ ko suñu ko waxee ci biir CNCR ak ci biir CCP ak ci biir ñu ne nañu fexe ba nga xam ne tey ñu xam fu ñu jaar ba suñu gone yi ba suñu jigéen yi war caa mën a jot loolu itam nee nañu am na waaye gisuñ ko engrais bi itam nañ ko fexe indi suñ ko indee ñu yombal ko ba ñëpp mun caa jot loolu itam lu ñu ñaan la lu ñu recommandé nguur gi luñ ko ñaan mu baaxel et que ñu góorgóorlu nag gën a soutenir organisation de producteurs yi ba lépp lu ñu war a jot mu yemb mu doon lu baax ngir ñu mën a béy Sénégal mën a naat Sénégal mën a jëm kanam mu doon sénégalais yi dundal waa Sénégal au lieu ñuy jëlee ceeb bitim réew au lieu ñuy jëlee soble bitim réew au lieu ñuy jëlee lu ñu dundee bitim réew ñun béykat yi nekk Sénégal ñun Sénégal mun nañ ko am nañu yéene bi waaye ñoom seen bopp ñooy nguur gi ñooñu ci war a gunge ñooñu ci war a ànd ak ñun. Sidi Ba ñu lay sant di la gërëm bu baax a baax. maa ngi leen di gërëm di leen sant Sud FM sunu rajo. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs. La
revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ni moom mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. Toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio le numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn visitez notre site web www.csip.sn. su ngeen bëggee liggéey bu set bu mucc ayib ànd ak qualité ci wàllu production ak distribution établissement Mbaye et frères moo ci mën établissement Mbaye et frères amul morom ci confection double vitrage buñ la xësee defal double vitrage sa bureau wala sa dëkkuwaay dootoo dégg te coow lu bawoo ci biti naaj dootu la sonal te nag si ngay gën a mën a yaxanal courant établissement Mbaye et frères soo fa demee jumtukaay yi xew ci jamono waa Europe ak waa États-Unis di ko wër ñoom nga fay fekk ñooy finir sa verre ba mu rafet boole toog polissage prestige bu amul fenn ci adduna bi ak biseautage 45 degrés jumtukaay yooyu nag ñooy dagg verre bi nga bëgg ci gabari bu la neex. établissement Mbaye frère ñàkk ko xam wóorul ay nit ñu xarañ te man seen liggéey ñoo fay xëy bés bu nekk fas yéene jaamu seen soxla bëggal leen ba ngeen kontaan ak établissement Mbaye frère soxlaa wutul génne réew mi di wuti matériel lépp nga fa établissement Mbaye frère HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. CSIP ak établissement Mbaye et frères ñoo leen di may seen revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm décret bi njiitu réew mi jël alarba gi ñu weesu si ndajeb conseil des ministres mu jublu ci jox ñi nga xam ne ñoom ñooy préfet yeeg sous préfet ndogal ngir su fekkente ne nag maire yi bugguñu daal di xaatim lépp lu jublu ci ay permis de construire ñoom ci seen bopp de war nañ kaa mën a amal ndogal gi ni mel nag audiolikaay bi di Sud Quotidien ginnaaw ba mu waxtaanee ak ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu décentralisation ñoom daal di nañuy xam ne daal ne dëppoo na ak code général des collectivités territorial wante nag expert yooyu la ñuy ŋàññi kay moom mooy ne li ñuy wax décentralisation intégrale maanaam daal lépp lu jublu ci mbirum décentralisation jébbal nañ ko ci ni mu waree ñi nga xam ne nag ñoom ñooy maire yi wante dafa mel ni ne décret boobu nga xam ne moom la njiitu réew mi jël dafa am daal lenn lum ci comp njiitu réewum Sénégal di Macky Sall dañuy des ak moom ndaxte julikaay bii di tribune moo ñuy xamal ne yenn ci ay dossiers yi muy dégg fan yëpp ñu koy ŋawtee loolu moom neexu ko dara suñu naataangoo yi di ñu xamal ne dossier Akilee Excelec ak tamit caxat-caxatee ga ñuy caxat-caxatee littoral bi loolu nag nekk na loo xam ne tey ji daal Macky def cee mer torop ñeneen ñi ngi nii daal di mer ba futt sax muy gendarme yi la ko waral moom mooy ne kii di Cheikh Yérim Seck moom de daf leen daal di tuumaal autolikaay bi di enquête mi ngi ñuy nettali ne ci affaire Bati Plus Cheikh Yérim Seck daal di ne xamle ne gendarme yi nee nañu ñoom 650 millions li ñu daal di saisir ci wàll gi ni mel Cheikh Yérim Seck ne xaalis bi ëpp na loolu tollu na sax ci ñeenti milliards autolikaay bi di enquête du ñu xamal ne démb nag kii di Cheikh Yérim Seck ginnaaw ba ko waa brigade de recherche di dégloo ci noonu la ñu ko daal di téye autolikaay bi di xew mi quotidien di ñu xamal ne tey jii sax dinañu ko daal di déféré suñu naataangoo yi tamit di ñëwaat ci lan la ñuy toppee sax ki nga xam ne de moom mooy Cheikh Yérim Seck li am ba des daal moom mooy ne mbirum Bati Plus moom yóbbu na ko ca fa mu yaakaarul woon moom la autolikaay bi di Vox Populi daal di fësal ci xëtam bu njëkk beneen affaire a ngi nii mu jublu tamit ci wàllu xaalis autolikaay bi di Les Échos du ñu xamal ne mooy mbirum Thione Seck ak tamit Alay Jité
dossier suñu naataango yi duñu xamal ne dafa mel ni ne parquet général ñoom ba léegi nangoo ñu bàyyi ki nga xam ne rek moom mooy Thione Seck ndaxte daal di nañuy def appel ci décision bi nga xam ne moom la ñu jëloon en première instance. tey ji ministère public la mu bëgg moom mooy nag kii di Thione Seck di bàyyu Wally Seck ñu tëj ko ci lu tolloo ko juróomi atu kaso ba pare mu daal di fësal ab ndàmpaay bu toll ci fukki million wante Thione Seck tuuma yi ñuy teg ci noddam ma ngi koy weddi moom la mu gis moom mooy ne dañu koo liggéey. ñu wax ci wàllu suuf si nga xam ne moom moo jege géej gi ñu gis ne lu weesu Mermoz fa li nga xam ne it moom mooy ca géejowaay coow li tamit ma nga ne fa kur aujourd'hui bi di laas mi ngi ñuy yëgal ne askan bay yeewoo ca géejawaay ginnaaw ba ñu gisee ne am na ci lu tolloog 4 hectares yoo xam ne daal dinañu koy jébbal ay magistrat te mu daal di nekk ci bande des filao ak tamit 20 hectares yu ñu jébbal syndicat des inspecteurs des domaines loolu nag moom moo tax ba ñoom it daal dinañuy xamle ne war nañoo mën a def li ñuy tuddee déclassement ngir fexe ba ñoom it ñu mën faa tabax yenn ci ay jumtukaay yoo xam ne seen gox bi daf koy soxla. ñàkkum ndox gu tar gi ñu nemmeeku ci yenn ci ay gox fii ci biir Dakar doy na sëkk looloo coolikaay bi di Libération daal di xëyee tey jii ndax ci mi ngi ñee xamal ne ñii di askanu réewum Sénégal dañoo yaakaaroon ne ak seen eau dinañu fàtte nag jafe-jafe yi nga xam ne daal ñu ngi ko doon jànkonteel ak waa SDE wante nag ak ñàkkum ndox gu tar gi nga xam ne nag la ko waral moom mooy ne yenn ci ay ouvrage ñoom ñoo taxaw fu mu nekk nii te boobu fekk na ne demande bi ci wàllu ndox dafa yokku loolu sax moom moo tax ba suñu naataangoo yoo coolikaay bi di Libération ne seen eau moom la muy def moom moo gën a yées li fi SDE daan def ngir fexe ba suqali nag secteur tourisme autolikaay bi di Le Soleil mi ngi ñuy xamal ne ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi ñi ko ŋànk dañoo am nag ay doxalin yu yees bañ ca gën a ràññee moom mooy fexe ba gën a suqali lu ñuy tuddee tourisme de proximité moom mooy daal ne doo dem ca bitim réew ci biir Sénégal ngay toog dem di nemmeeku ay gox yu bëri yoo xam ne mën nañ fa dalloo jàngalekat bi te mu daal di jiite sax unité de formation et de recherche tourisme hôtellerie ak gastronomie ci université Sine Saloum di docteur Adama Ndiaye moom daal dinay gis ni njiitu réew mi yenn ci ay décision yi mu jël jëmale ko ci wàll gi ni mel dina gën a suqali secteur tourisme ba pare jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy yëngatu li moo nekkoon batulikat yi li gën a fës ci biir autolikaay yi ñu leen di ñaanaa njaxtu du bës ak jàmm. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moom mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn visitez notre site web www.csip.sn. su ngeen bëggee liggéey bu set bu mucc ayib ànd ak qualité ci wàllu production ak distribution établissement Mbaye et frères moo ci mën établissement Mbaye et frères amul morom ci confection double vitrage buñ la xësee defal double vitrage sa bureau wala sa dëkkuwaay dootoo dégg te coow lu bawoo ci biti naaj dootu la sonal te nag si ngay gën a mën a yaxanal courant établissement Mbaye et frères soo fa demee jumtukaay yi xew ci jamono waa Europe ak waa États-Unis di ko wër ñoom nga fay fekk ñooy finir sa verre ba mu rafet boole toog polissage prestige bu amul fenn ci adduna bi ak biseautage 45 degrés jumtukaay yooyu nag ñooy dagg verre bi nga bëgg ci gabari bu la neex établissement Mbaye frère ñàkk ko xam wóorul ay nit ñu xarañ te man seeni liggéey ñoo fay xëy bés bu nekk fas yéene jaamu seen soxla bëggal leen ba ngeen kontaan ak établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa établissement Mbaye frère HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. CSIP ak établissement Mbaye et frères ñoo leen doon may seen revue de presse. Maodo Faye. jërëjëf Abdou Aziz jërëjëf mbokk ñu doon seetaan kon foofu la déglu foofu la xabaar yi bu rëy ñu ngi leen di ñaanal jàmm.